ami internaute Mak TV Sénégal dal leen ak jàmm tey nag ñu ngi fii ci Kër Massar plus particulièrement unité 13 ñu ñëwoon fi nag ci benn doxu ñaxtu ñoom nag li leen metti mooy denrées alimentaires yi ñu joxe pour ñu dimbalee ko askan wi ñoom nag am nañ lu leen metti torom ñu ngi leen di ñaan ngeen déglu leen. maman nuyu naa la. maa ngi lay fay sama doom. tur bi nan la. Ndey Ngom. lan moo waraloon tey dox ñaxtu bi. li waraloon doxu ñaxtu bi dañoo dëkk Kër Massar unité 13 gars yi dañoo ñëw di recenser di ut kër yu ñuy dugg ak kër yu ñu dul dugg mu am ay cas social yoo xam ni dañ leen a waroon a seet te sedduñu leen ñuy rocc ku ndànk bi affaire yi ñëwee kenn yëgu ko ñuy rocc ku benn par benn di laaj nit ñi nag xaalis ku 2000 francs ku ko joxe boo ñëwee ñu jox la ci dund bi te loolu c'est pas normal koñ bi locataires yi sonn nañu xam nga ni dañ leen a war a dimbali te joxuñu leen lijjantiwuñ sax locataires yi ñi war a jot ci dund bi daal dañ jotuñu ci daal te dañ cee waroon a jot ñun bu ñu kiyee bu ñu bàyyee ñi ci des sax waaye locataires yi dañ leen a war a dimbali ak ñi nga xam ne seen i jëkkër ay moodu lañ depuis 4 mois seen jëkkër yónneewu leen dund daal ñu waroon na nag wax dëgg yàlla ñu war leen a mën a jox ci dund bi mooy yoon waaye dinaan waa association bi lañ koy jox groupement yi c'est pas normal te groupement du ñëpp ñoo ci mën a bokk groupement du ñëpp ñoo ci mën a bokk waaw mbootaay yi du ñëpp ci mën a bokk xam nga ne tey ji dëkk bi ni mu mel corona bi ñu waroon ñoo mën a dimbali wuñ ñu mënuñoo bokk ci mbootaay mënuñoo bokk ci association ba tax nag waruñu woon a def li ñuy def dañoo waroon a boole ñëpp koñ bu nekkee benn muy unité 13 ñu bokk lépp bu lu mel nii bu amee dañoo war a woo ñëpp ñu ñëw kenn ku ne ñu ne la lii kat lañ fi indi nii la affaire bi demee xool leen nag ba xam nuñ koy séddalee kenn ku ne man cee sànni sa kàddu moo gënoon a rafet waaye ne ay association ngay jox ay mbootaay ngay jox loolu c'est pas normal. maman su ma déggee ni nga waxee dafa mel ni moom chef de quartier bi maanaam dafa taamu ñi ko neex mu jox leen aide alimentaire bi. waaw chef de quartier bi nag li ma ci mën a wax leen dong la ñun sax dañ ko xamul man bokk. comment se fait-il yéen xamul leen ko te ngeen nekk ci benn quartier. dañ ci bokkul xañ na dafa am kër unité 13 bi dafa am nord damay dégg ñu naan dafa am nord am sud. affaire boobu nag daf may xaw a jaaxal ma yaakaar ni rek unité 13 parcelles yi ñëpp ci la ñu bokk lu ñu war a def daal dañ ko war man chef de quartier bi tey ji ma daje woon ak moom duma ko xam. maman maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama bébé. tur bi naka la. Fatou Diop. maman Fatou lan nga nu mën a wax tey si ndaje bi. ndaje bi de li ko waral danoo am lu nu metti ndaxte unité 13 gii amuñu mais buun gii nu jàkkaarloo nga xam ne tali moo jaar seen diggante kenn amut dégg nga ñu def ko wàllu kumba am ndey ak kumba amul ndey jox seen i xarit seen i mbokk seen i àndandoo ak ña leen neex waaw ñu dugal ñu litinaar ñi nga xam ne suñuy borom kër dafa génn àdduna ñu yore suñuy doom di fay su luyaas ñu ne luyaas yi duñu am même bourse sociale yi bi mu amee noonu lañ ko defee ñu ne ku amul bourse sociale doo am kii ñu jox leen xanaa ñi amul bourse sociale kay ñoo war a am aide bi ñu jox ña leen neex jox seen kumba am ndey ak seen kumba amul ndey jox seen i xarit ak seen i doomi ndey ak seen i mbokk bàyyi ñu nii la ñuy gisee kii yi te chef de quartier bi daa dugg ci kër gu nekk mu laaj kër gu nekk la dugg laaj sa identité ak sa numéro téléphone jël bind ba mu neex ko mu dem yoonam ceeb bi dikk na ba mu séddale ko léegi lu tax mu jël suñu identité ak suñu numéro téléphone yóbbu ba pare bi muy séddale wàcc ñun. maman maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax nee na tuuti. tur bi naka la. soxna Binta la. léegi yow li sa naataango yi wax lan nga si mën a yokku. macha allah li ñuy wax rek ñoom daanaka wax nañ lépp parce que ñun dañoo dëkk unité 13 bi kenn xamewuñu coow nag duñu dóor duñu fayu dañoo toog rek tranquille moo tax lu ñëw rek daanu suñu kaw dafa jeex nag ndax ñun dañoo amul maire amuñu chef de quartier boo amee problème sax boo demee si chef de quartier ba du waxante ak yow ak dal loolu du chef de quartier chef de quartier dafa war a nekk koo xam ne dafa war a am compréhensive bu nit ñëwee mu toog ak yow déglu la su paree mu wax ak yow si dal ba nga comprendre nit mën na am problème amee naqar dem si chef de quartier mu toog fexe ba nga xam ne yow booy génn sax mbégte ngay génne waaye moom amul dal boobu loolu kooku du chef de quartier
kooku du chef de quartier waaw kooku du chef de quartier parcelle bi yëpp ñu si bari xuloo naa ak ñoom ñu si bari xuloo naa ñoom waaw ñu si bari xuloo naa ñoom don yi kenn ku nekk xam ne ne ñaari saaku ceeb yoruñu waaye dafa nekk suñu droit te dañ ko war a kaas donte kilo ceeb la sax suñu droit la dimbali suñu bopp nag mooy dimbali état bi nag mooy jàllale information bi suñu président yëg ko ndaxte luy daanee état lu nekk rek ñàkk information moo ko waral tey état dina daanu fekk information yu mu war a yëgu ko ndax état yenn saa yi day def ba sonn mais fa mu war a àgg du fa àgg loxo yu muy jaar ñoo ko dul jàllale mu wàcc donc bu wàccul te état yëgul looloo koy daaneel tey ji Abdou Diouf looloo ko daaneeloon ba mu génnee ne man xaw ma woon ne mbuusu meew juróom lay jar wala mbuusu café juróom lay jar loolu taxul population bi mere ko mu daanu Ablaye Wade tam naka noonu kon tey ji ñun lii la ñu am yéen la ñu am yéen journalistes yi fii la ñu am di ko fi waxee di ko fi yuuxoo tey bu nu amee problème dem suñu chef de quartier yaakaar ko bëgg a wax mu ne doo wax mais am nañu fu nu waxee fii la ñuy waxee yéen la ñuy yaakaar waaw séddale don yii cas social yaa ngi fi kër yii yëpp ngay gis ne ay cas social lañ kenn amu ci locataires yi ñu ne leen du ngeen bokk pour lan locataires yi ñu ne bokku leen si lu tax locataires yi bokkuñu si te ñi dëkk si dëkk bi ñii suñu dëkkandoo am suñu bokk si dëkk bi ñu gis lu ñuy dund nu mu méttee man dem ba ma demee chef de quartier jabar ji daf ma ne booy kaas nga kaasa sa bopp. loolu la jabar ji wax. jabaram bu ndaw bi ba ma demee daf ma ne booy kaas nga kaasa sa bopp bul kaasal keneen ma ne ko man ñëwuma fi pour intérêt personnel ndax man li ma dund gis ko loolu laay wax waaw sa borom kër bu ne cas social la ñu tànn jox leen te sama fee ma dëkk ma gis loolu dund ne ay cas social ñu ngi fa te jotuñu am naa droit ñëw fii kat ne cas social yi ñu ngi fa te jotuñu waaw kon nag ñun tey jii ñun dañoo tey waa unité 13 moom dañuy jóg léegi dañ doon nelaw yeewu nañ yéen a ngi fi ku leen woo ngeen wuy si ko am nañ fu nu yuuxo ba nit ñi amee fu nu yuuxo ba tey kenn sonnatu dañuy yuuxo nag ba état bi dégg nu yow Moustapha Mbengue nag yow laay waxal ceeb bee nekk lii sa ba bari ba bëgg a dee macha allah cas social yaa ngi fii boo mënu jël sa tànk yi dox ñëw fii na nga yónni say délégation ngeen ñëw ñu wan leen cas social yi fi nekk yëpp xam ne amuñu ñu jox leen si ceeb beeg duulin bi yelloo nañ ko soxla nañ ko jabaru Moodu yaa ngi nii ñaata weer a ngi nii seen borom këram yónneewuñ leen dépense ñuy taaba te jotuñu benn dara ñi ko war a jot joxuñu leen ko. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp ndax ñun ay locataire lañu wante nag macha allah danoo déggoog suñuy borom kër ndax locataire bu dëkkee juróom-ñaari at juróom-ñetti at te yoreelul borom kër ga dara moog ñi fi dëkk ñooyam te lépp luñ fi wax muy lu baax dañ cay dugal suñu loxo bu dee bale danañ bale bu dee cotiser dinañ cotiser bi nu waxee lamp yi fii dafa lëndam ba nu duggee dañ ne ñun ñii duñ ko yàggal ku nu laajit danañ participer ndax nit ka fa nga luye daanaka fa la yàlla teg ba keroog ngay am sa yëfi bopp nit nag jékki-jékkiwul rek am yëfi boppam macha allah ñoo ngi ñaan yàggatul kon ay doomam bu ñëwee war na koo mën a teg ci yoon wante chef de quartier bi tey bala sa xol bi doon jeex nga am naqaru guddi dem te moom boo ko fagee du jóg boo ko fajaroo xale ba muy yónni pour mu laaj le li nga doon dox amul sax fukki at sotam la bu ko weddee na ñëw yaa jaaraa wax loolu bu weddee lii mu defit ku nu mënti yabar dinañ àndanteeg moom ñu seet bourse yi ñim ko jox ñu tànn kër yi ndax ñooñu mérito nan ko wala mérito wuñ ko ñu seet ceeb beeg diwlin bi ñim ko jox ndax mérito nan ko wala mérito wuñ ko ñun waxuñu daj si hasard xëy na bu nu waxee nii sax mën naa ñëw weddi ndax weddi dina dindi tuuma mais bu nu yabaloon agence tey ñu dugg ci kër yi danañ seet ña ko jël mérito nan ko wala mérito wuñ ko ñi ngi sant yàlla ak yonent bu baax ndax boobu ba léegi ñoo ngi dund nag te dinañ dund it ba faaw dañuy ñaan yàlla gudd fan rek dañ cee bokk nag te di ko fay sunu xaalis ndax dañuy fay impôt. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le nom c'est comment? Je m'appelle Ali Sow. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette manifestation? Oui,
Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Aliou Sow et je parle au nom des, je ne dirais pas au nom des jeunes de tout l'unité 13, mais je parle au nom des jeunes qui sont présents ici. Et nous sommes là aujourd'hui pour, je ne dirais pas manifester, mais pour manifester notre mécontentement vis-à-vis de nos autorités locales. Parce que nous avons constaté des problèmes que nos mamans viennent de citer tout à l'heure, comme on peut citer le problème du recensement, parce que le recensement est mal fait depuis lors. On l'a une fois avec ma soeur à la maison du chef de quartier. Il nous avait bien dit que les listes sont déjà parties. Et on n'a vu personne entrer dans les maisons ou faire porte à porte pour prendre les noms de ceux à qui le don ont été donnés. Et c'est pourquoi nous disons que le recensement est mal fait. Parce qu'il y a seulement des associations qu'on a reconnues. Et tous nos mamans ne sont pas dans ces associations-là. Donc il faudrait quand même revoir le recensement et bien organiser pour que les personnes nécessitées, les personnes à qui le don ont été faits, puissent y accéder convenablement. Et il y a aussi un autre problème qu'ils ont cité tout à l'heure, c'est le problème des locataires. Ici, dans le parcelle des Assainies, il y a beaucoup de locataires et les dons, je crois que les locataires sont les personnes les plus nécessitées avant de donner les autres. Et ce sont les personnes les plus touchées. Parce que nous savons tous que payer chaque mois et vouloir subvenir à ses besoins, ce n'est pas du tout facile. Donc, le don, je crois que ce sont les priorités, les locataires. Et on a constaté que ce n'est pas le cas ici. Et il y a aussi un autre problème qu'ils ont souligné. Parce qu'ils ont dit que le chef de quartier, il encaisse des 2000 francs. Chaque personne qui vient, il va encaisser ces 2000 francs avant de te donner le don. Et ça, franchement, on n'a pas vu une autorité étatique nous dire le contraire. Amis internautes Mak TV, lii lañ leen andiloon tey fii ci Kër Massar, plus particulièrement unité 13. ñii nag li leen metti presque mën naa ne wax nañ ko ndax chef de quartier bi il paraît que dafa jël denrées alimentaires yi distribuer ko ni mu ko neexee te loolu metti na leen torop ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon incha allah.